suivre donc monsieur Souane moom lañ dalal ci plateau bi xalamal na nag gitaaral na Macky Sall nee na tout est rose wax na ne def nañ fi ay 490 000 emplois naam des na waaye lim na daal lim te boobu léegi nag ndaw ñi ñu ngi ñaxtu 9 ans après ba léegi ña liggéeyul woon ba léegi ak jafe-jafe réew mi mu ngi fi dama leen di bàyyi yéen ñaar ngeen nuyoo dugg ci waxtaan bi ndax Ousmane bëgg naa mu wax ma xalaatam nag ci li nga xam ne moom mooy jafe-jafe ndaw ñi. Ahmed yaa ngi dugal Ousmane ba nga xamante ne si moom soo monsieur Souane di bañ maa ngi koy jaxase moom bu baax internetu Seneweb TV seneweb.com di nuyu ñu toog ci plateau bi ñoom ñëpp di leen ziar bu baax a baax Ousmane Ahmed tey nag damaa ndogoo kër ndaanaan muy kër Ousmane Seck mu nekk nit boo xam ne dootuñ ko présenté buñ ne way bu weesoo loolu dootuñ ko présenté ndax dafa bokk ci famille bu nga xamante ni si tey Sénégal buñ ne ñi ëmb way buñ ne benn bu génnul seen kër ñaar bi fa lay génn donc mu teral ñu nag teral waa Seneweb ndax instant yi damaa ndogu ba xool sax mënuma ko reer bi waxi nopp jus yi waxi nopp mais dama koy bàyyi mu ñëw ak internet yi ñu toog ci plateau bi profito dans la même occasion tontu question bi ngeen ko laaj ci emploi des jeunes ndax maa moom léegi xeex nañ ci loolu. ayca. xanaa sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di gërëm Sëriñ Saaliw sama wasila ba di ko ñaanal yàlla yokk leeram. di nuyu sëñ Muntaxa mi nga xam ne moo fi toogal Cheikhul Khadim di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér di ko jaar ki sama sëriñ Cheikh Bass Abdou Khadre di ñaanal la kilifa diine yépp nag ak kilifa aada yi di kontaan ci plateau bi nga xam ne ñi ngi wax lu am importance xanaa Papa Ousmane wax ci rek li mu xalaat comme li ma wax léegi Mita mooy que ni toujours xam nga les promesses électorales mooy nekk loo xam ni mooy tax nit ki ñuy mën la élire au suffrage universel parce que boo tegee sa programme wax ci emploi surtout emploi boo séduire rek mën nga am lu bari léegi mu des xanaa léegi li nga wax est-ce que dina mën a nekk wax nag wax ba pare def ko loolu yàlla rek moo ko yeyoo waaye nga góorgóorlu tamit day tax ñu xam ni yow def nga la nga man le président Macky Sall liggéey na nag vraiment am na lu bari lu mu def ci Sénégal waaye dafa am lu des li des nag mooy bokk na ci li gën a am importance mooy emploi des jeunes parce que jeunesse ki la gën jeunesse moo la gën a moo la ëpp espoir. Exactement. te wax dëgg yàlla boo xoolee suñu jeune réew mi dañoo bëgg a tekki. dañ leen a yàgg nax ci di leen dig ay emploi nga xam nit bu tolloo ci am doole war a liggéey bëgg a teral ndey bëgg a teral baay bëgg a am soxna bëgg a yor ay sœur am ñoo xam seen waajur dañoo teel a faatu bàyyi leen ak seen i sœur ak seen i rakk xam nga seen i mag wala seen i jigéen xam nga seen i jarbaat ñooñu vraiment dañoo war a bàyyi xel ñooñu ba nga xam ne amul lenn lu ñu def ci réew mi lu ëpp importance loolu kon nag gëm naa ni président li mu wax dina ci bàyyi xel parce que dégg naa ci biir discours mu ne je vous ai compris veut beaucoup dire yàlla na ko yàlla yombalal nag oyofalal ko ba nga xam ni loolu dina ko mën parce que vraiment xale yi soxla nañ ko nag waaw xale yi soxla nañ ko yàlla na ko yàlla yombal voilà donc xanaa yaakaar naa ne foofu laa ci mën a yem. waaw mais man li ma bëggoon a wax Mita su fekkee yéen a ngi may dégg waaw moom laa ko bëgg a waxaat nii parce que ñu ngi lay dégg bu baax question bi moom ak monsieur Souane laa koy boole moom mi nga xam ne tey dàpp naa ne mooy président de la république bi 9 parce que sànq dafa am lu am solo loo wax ne gars yi bu ñuy campagne dañuy def ay promesses yoo xamante ne nii après moom lañ nar wala moom lañ namm léegi nag yàllaay sottal maintenant yow avant ngay toog parce que da ngaa comprendre woon moo tax nga mën a def ay promesses n'est-ce pas parce que boo naan gars yi dinaa def lii mooy problème bi am naa solution bi c'est parce que t'as très bien compris léegi nga toog 9 ans après ngay doog a wax comprendre naa c'est-à-dire kon y a problème.
voilà ndax daf ñu yéex a dafa yéex a déglu. dafa yéex a comprendre c'est-à-dire léegi nag foofu noonu li muy wundi mooy suñu gaay yi mooy politiciens yi sama doomu baay yi doomu bàjjen yi bu ñuy ut dañuy comprendre bu ñu toogee naax maa ngi ñëw Ousmane maa ngi daaneel maa ngi mbartalu après nga tontu yéen ñaar a bokk question bi li sama problème ak sama doomu bàjjen politiciens yi mooy bàyyi ko rek dañuy bàyyi dañ naan comprendre nañ bu ñu leen joxee ñu mel ni ñu seen xel naax saay dem ba askan wi woowaat leen ci genre campagne électorale parce que li xew fii jàpp 5 6 7 8 mars bi passé dafa mel ni daf ñoo yóbbu ci situation wu campagne électorale pour fàttali ki ñu jiite ne ko lan ñu waxoon 2011 la fi xewoon 2011 ba tax nga jot ci nguur gi loolu mu ngi fi ba léegi mooy gars yi mën nañ marche ba léegi mën nañ taali pono mën nañ sànni xeer ndax la fi toogaloon te nga fàtte ko mu ngi fi ba léegi li olof naan ku fàtte li la fal looloo lay folli donc looloo ko xaw a folli ci marche bi moo tax mu ñëwaat nag pour delluwaat ca campagne électorale naan ñu j'ai compris est-ce que nag problème bi du chaque fois ñoom dañuy toog di nguuru ba fàtte jafe-jafe askan wi su askan wi yuuxoo ñuy doog a ñëwaat di indi ay solution ndax problème bii mu naan j'ai compris avant muy toog ba mu nekkee moom élève ci école yi ñu jàngee ñun ñëpp la fi problème yi nekkoon ba tey jii nii après muy doog a ñëwaat nañu comprendre nañ. Seydina Ousmane mën na tontu ba pare après monsieur Souane tontu parce que maak aji ñoo bokk laaj bi. d'accord bon monsieur Souane maa ngi koy nuyu wax dëgg yàlla moom it. di nuyu ñi toog ci plateau bi yépp nag. vraiment débat bi am na solo te it question yi am na importance. et dafa ñëw ci le bon moment. le bon moment veut dire que ni li nga wax léegi xew na fi bu yàggul boo xoolee sénégalais toujours noonu lay réagir sénégalais mën na muñ sénégalais patient na sénégalais boo ko diggee dina xaar sénégalais léeg-léeg mu mel ni ku ragal mbaa ku buggul dara parce que loolu lépp nag dañ ko war a sante suñu kilifa diine yi nga xam ne ñoo fi nekk ñi fi yàlla bàyyi ci mel ni Cheikhul Khadim moom Alaaji Malick moom Limaamu Laay Cheikh Bunta waa kër yonent bi ñu nekk fi nga xam ni tarbiyee nit ñi jàngal leen muñ jàngal leen patience jàngal leen ngëm te gëm ni lépp lu yàlla dogal ci yow balaa ngaa faatu dina ñëw mais dirigeant dafa am solo ci réew boo xoolee ñaari kilifa diine ñoo am kilifa ñoo am ci réew kilifa diine kilifa aada donc bu fekkee ni dañoo def ay promesses électorales ci biir campagne la ñu waxanteeg nit ñi buñ ko sàmmee def ci la ñu mën dañuy xam ne yàlla rek a mën lépp te defu ko dëgg yàlla parce que yàlla namul paradis sur terre aussi mais lépp loo waxit nga sàmmwante ak moom ba jour bi nga jëlee fonction nekk président de la république la nga waxante woon nga ca ngay nekk du ñàkk mukk nga am résultat mais ci biir wax sànq maa ngi naa ko mieux vaut tard que jamais xam nga Macky Sall c'est un jeune président il est né après l'indépendance donc il a tout compris il a compris te yaakaar naa ni diggante xàcce ak dóor yiwu yàlla xaj na ci xam nga dafa wax ci biir wax léegi lu mu deful ci 9 ans est-ce que 3 ans mën na ko def si mën na nekk parce que y a tout pour que loolu mën a réaliser wu lépp lu réew buy développé am rek Sénégal yàlla def na ko fi tey boo xoolee Sénégal gi yëpp dafa nekk en chantier fi mu nekk nii mais Macky mi ngi ci yoon bi man politique ma damay wax rek sama xalaat. mais grand Ousmane xam nga ñun ban inquiétude la ñu am mooy que liñ naan nit bu la joxee ndékki jox la añ bu la waxee xaaral reer kooku dañ ko xaar mais ku nga xamante ni daf laa jox ndékki war la jox añ jox la añ wala heure bi mu la woon jox añ mu bàyyi ba 20 heures mu ne la sa añ a ngi nii kooku doo xaar reeram. waaye mais bu boobaa waxtaan day amaat ndax biir du fen bu xiifee jooy. coon sek koy jël na décoré. ki la war a jox ki la jox ndékki ni la di nga añ ah. non ñun waxuñu dara demal rek. non ngéwélewu ma de. non xoolal Ousmane yow kañ demal rek ma dem waaw demal waxal. waaw waxal. non damay bañ a monopoliser trop kàddu gi. ay tontul après dañuy jox monsieur Souane li ngay wax c'est important. waaw xam nga
waaw donc mi daf ma wax léegi nii ki la war a jox añ ki la jox ndekki nii la da nga añ mu bàyyi ba 20 heures mu door a indi añ bi mais bu boobaa da koy xamal ni ko añ bi naajana te moom xam na ne añ bi naajana boo gisee man le mieux vaut tard que jamais gis nga jàmmi président mooy jàmmi réew mi yépp jàmmi état mooy jàmmi peuple kon Sénégal dañoo mës a wax ni benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar réeroo amul nag ñàkk waxtaan rekk a am xëy na am sax ci waxtaan la ñu dëkk waaye gis nga ñetti at il peut se passer beaucoup de choses walla yàlla xam na ko noonu dëgg la mais loo gëmul kay kon jarul nga koy xaar man dama gëm ni loolu président war na ko mën a def nag ndax yaa tout am nañu zircon am nañu or am nañu phosphate am nañu fer est-ce que amuñu jamaa am nañu jamaa am nañu xale yi nangu nañu liggéey bëgg nañu moo tax ñuy jël ay gaalu locco di traverser océan Atlantique xam nga loolu ko nanguwul liggéey du ko def demuloo pour def tourisme da nga dem pour liggéey pour jariñu. Merci beaucoup Ousmane. xale boo am fit di jël gaalu locco gaal yi. di traverser océan Atlantique. yaakaar naa ne kooku ko ni liggéeyee ngi dina liggéey nag. léegi dama bëgg a dugal monsieur Souané mu tontu ci parce que yow nag Ousmane ku la dégg ngay wax day mel ni li ngay wax ni amu fi woon avant Macky Sall di toog bi mu toogee la fi am te fi la ko fekk te boobu ba léegi indiwu ci solution donc monsieur Souané waaw mais Seydina Ousmane lu mu wax am na solo mais fu ma jël fi nga daaneele rek mooy fekk na ko fi waaye jëlee nag am na fu mu ko jëlee yóbbu ko feneen avancement moom tamit dina dem keneen ñëw jël ko moom fu mu ko bàyyoon yóbbaat ko feneen loolu lay développement ku nekk day def day bay sa waar après keneen ñëw comme njaboot rek sa yooyu jur dañu am lu ñuy liggéey yow nga ñëw dolli ci keneen sa doom yow tamit tegaat ci étage yaakaar naa ne bu président ne je vous ai compris xam nga dañu nekkoon ci benn contexte mooy lan tëj nañu Sénégal yi pendant un an pression psychologique bi jeunesse bi amoon ñun ñëpp xam nañ ko. ëpp na ko. parce que avant manifestation yi di am boo leen fàttalikoo ba ñu defee je pense 3 mois ci Covid bi njëkkoon na am ay manifestation ñaari tali la commencé woon après law ci quartier yu bëri biir Dakar pour lan parce que ndaw ñi dañ leen tëjoon dañu jàpp nañ leen tëjoon dematuñu plage dematuñu football defatuñu dara ñu toog ci kër yi pression boobu c'est extrêmement difficile bu métti na ci mag sax sekkantuma ak ci ndaw. boo xoolee lan mooy expliquer le fait que yenn milieu yi tëjuñu leen mais n'empêche gis nañu ñi ndaw ñi tam. ban milieu mi doon def di xeex. yan milieu. non mais tëj yi ñaar kese la woon c'était Dakar et Thiès. non je parle déjà en un an damay ressasser d'abord. mais un an déjà il y avait ce problème là mooy ndaw yi ba ñu leen tëjee manifester nañu ba ñu lever mesures yi ba ñu ko tegaatee encore manifester waat nañu. ñu kiyante ak ñoom ba finalement nit ñi ñu toogaat seen kër mais situation ba mu amee ba mu ñëwee bu leen fàtte ne dafa daaneel économie bi adduna bi yépp boo demee États-Unis pays développé première puissance du mondiale 20 millions de chômeurs lan nga gis ay nit di manifester pour lan ñu ubbi nga dem Allemagne ku leen xam Allemagne yi da ngeen xam ci rigueur nga gis Allemagne yi di xeex ak ay policiers pour lan nee nañ fokk ñu dindi seen confinement ñu ngi ñàkk seen liggéey nga dem ci àdduna bi ay dëkk yoo xam ne mosoo leen xalaat ne mosoo dégg ñu ne dañuy manifester ay Danemark Pays-Bas yooyu pour lan parce que pression bu ñu mbir mi teg psychologiquement c'était difficile président ba mu ne je vous ai compris lan la njëkk a dindi lan la njëkk a def mooy lever mesure yooyu lan la dindi couvre-feu bi tegg ko rapidement parce que c'était difficile région yu bëri mais manifestation yu am Dakar amu fa les manifestations sont ciblées et lu tax parce que lu ñu dundee situation yi bokkul waaye dafa am benn mbir bu am solo bu ci am mooy lan mooy activité économique bi dafa daanu boo jëlee marchand ambulant yi su ma jëlee fii Liberté 6 marché samedi bi mais keroog manifestation ba ñu am ñu bëri ci jaaykat yi dañoo manifester dañoo xeex ak policiers yi lu tax parce que pendant toute cette période là dañ leen bu leen dana fi jaay saa bu ñu tegee ñu dàq leen policiers yi ñëw fekk si leen donc ñooñu frustration boobu fallait que mu génn su ma jëlee Sédhiou frustration jeunes yi dafa am ay antécédents yu ñu amoon ak policiers yi ci événement malheureux ak benn kankurang bu fa amoon ñu bëggoon découdre ak policiers yi donc ku nekk am na lu mu téewoon étincelle bii ñëw tegu ci rek ñëpp explosé
moo tax président ne je vous ai compris jël ay mesures mooy rapidement mooy dindi kii levé yooyu ba nga gis ngeen bu ñu dindee levé yi pression bi wàccee ko na baax ci ndaw ñi nga gis leen ñuy dem def seen i sport boobu dafa am solo ñuy def seen i activité économique bi jugaat encore ndànk-ndànk mais gis ngeen ñun nu ñu tëjee wallaay méttiwul comme ni ñu tëjee yeneen réew yi ñeneen ñi tëj leen imaginer Chine ñu tëj ay Wuhan pendant 3 mois yoo xam ne kenn génnul sa buntu kër. non mais ñaari bokk non non demoon nag damay wax rek mais rek xam nga Covid la foofu la déclenché ñoom dañu déclenché ñu tëj ñëpp nga dem ci yeneen réew yoo xam ne France su ma jëlee France fu mu toll nii ñoom ñu ngi ci ay confinement couvre-feu ba léegi ñun teggi nañ loolu yëpp waaye dafa am gestion buñ ci def ba tax na ñun suñu taux de croissance sax dañ ne woon day négatif mais on est un des rares pays en Afrique et au monde boo xam ne suñu taux de croissance mi ngi ci def na positif même bu fekkee ne 1% la mais ku doon xaar 7% nga nekkoon 6% daaw nga ñëw daanu 1% nërmeelu métti la loolu nag xaalis la 6% yooyu c'est des centaines de milliards yoo xam ne ñan la mooy secteur informel mooy lan mooy entreprise yi yéen ñii seen bopp presse bi yuuxu ngeen ne gouvernement bi te war na leen boole ci plan Covid ni ñu koy waxee sa résilience bi bu 1000 milliards yi ngeen jot si du tax parce que da leen impacté parce que yéen ci publicité yi ngeen di amee seen i revenu publicité yi nag fa lay jóge ci entreprise yi bu fekkee ne entreprise yi ne nag amuñu revenu duñ leen mën a yéen fay ba nga xam ne yéen nga mën a yéen tamit employés yi fi nekk mën a kii kon gouvernement bu jëlee 1000 milliards def ko ci c'est pour soutenir l'économie waaye bu fekkee ne dama dellu si ci ñi ngeen jot a wax sànq ne dafa am différence entre ñun lu ñu annoncé ci création d'emploi ak lu am ma ne leen mën na nekk lépp yemb dama ne wax ñu ne tout est parfait tout est loin d'être parfait waaye am na jéego ñu def jéego yooyu jàpp nañ ne bu ñu ko continuer yokk ci koppar bi yokk ci li ñu ko mën a waxee sax efficacité gëm nañ ne dinañu résorber comme li ma ko waxee bu fekkee ne chaque année yow da ngay créer 150 000 emplois waaye ñuy dugg si di wut emploi ñoom ñuy mot ay 250 000 mais yow am nga 100 000 yoo xam ne amuñu dara donc moo tax ma ne waxuñu ne lépp yem na waaye am na jéego yu ñu def waaye jàpp nañ ne tamit président Macky Sall comprendre na ndax bu jëlee DER su ma jëlee DER ak yeneen financement promis yi ñu nekk ñun bu fekkee ne dañu jël 60 milliards def ko ci ndaw ñi financement yi yow donne l'exemple de DER parce que ñoom jot nañu presque diggante ñetti at yi 500 000 demandes de financement 500 000 ñoom ils n'ont satisfait que 100 000 kon kooku xam nga gab boobu bëri na kon moo tax ma la sànq soxna Maria ba muy wax sànq 1000 milliards yi mu annoncé woon mu part ONG yooyu wax ma ne ko néew na ci lu Sénégalais yi sax soxla parce que bu fekkee ne dafa am 2 millions 3 millions de personnes yoo xam ne da nga leen bëgg a jàppale ci seen entrepreneuriat 1000 milliards tuuti na ci. d'accord léegi dama bëgg a jox Bara question à Ousmane Seck Bara laa lay jox quoi Bara allez-y. waaw Père Ousmane ñu ngi lay ziar bu baax a baax di rafetlu aussi tamit le fait que nga répondre suñu invitation ci Ndogat Mita man nag li may wax nag dafay génn carrément politique parce que après war nañ ci ñëwaat fii ci débat bi parce que récemment am na loo xam ne jot na xew loo xam ne laal na Sénégal laal na Afrique laal na monde bi yëpp le monde de la culture en général